asalaamaaleykum di rafetlu àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci tey jile aljuma ñetti fan ci weeru mai mooy bés bi ñu jagleel liberté de la presse muy taskatu xabaar yi moom seen bopp ci liggéey bi ñuy def ña cay yëngu woy ba léegi di laaj décret bi doxal code de la presse bi loolee ngir kon defaraat secteur boobu lee ñuy yëngu. Auchan sampu ca diwaanu Kaolack wala bokk di ko wàcc ña jiite groupe français boobule waa chambre de commerce ak ASCOSEN di ñuy défendre way jëfandiku yi toog nañu waxtaan waaye UNACOIS jàppoo giseewu ko nu ni mel àndu ca mbootaay boobee ëmb ay jaaykat nag ne Auchan respecté wul li nga xam ne moom la yoon tëral maanaam lu yées benn kilomètre ci diggante supermarché ba ak marché central ba di ngeen leen dégg ci biir xibaar yi ca Kaffrine moom service d'hygiène di wër baar ya nekk ca commune ba ngir xool ndax ñu ngi wàccook lépp lu yoon wax ci wàllum cet ak ci doxalin foofule tamit xool ndax loolee ñuy duppee Jakarta muy sàngara si ñuy jaay ci ay sachet ndax nekkuñu di ko jaay ci bërëb yooyule wàllum tàggat yaram guléet ci taekwondo fii ci Sénégal ab doomu réew mi moom moo nekk numéro 1 ci classement mondial Moustapha Kama lay wuyoo mu jël ndam loolule ci jamono ji ñuy waajal championnat du monde yee am fële ca Angleterre mbokk yi loolee taxañ la ne tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi di leen ziar ci aljuma ji tey jilee ñetti fan ci weeru mai mooy bés bi ñu jagle liberté de la presse muy ñi yëngatu ci tasuma xabaar mën a moom seen bopp def seen liggéey ci anam yi mu gën a baaxee fii ci Sénégal nag ñi ciy yëngatu ñu ngi wéy di laaj ba léegi ñu baral liggéey bi rawatina loxo wi ci kon décret d'application code de la presse bi ñu voté woon ci atum 2017 thème bi nga xam ne tànn nañ ko ren jile nag mooy média yi ci wàllum démocratie ban rôle lañ ci am journalisme tamit ci jamono ji nga xam ne ñu ngi wax wàllum désinformation maanaam ay xibaar yoo xam ne teguwul ci yoon Habib Faye ak Mar Dieng defal nañu ci ab gëstu. naaw ba ñu wootee ca pencub ndawum réew ma code de la presse bi ba léegi nii jëfee ko doon na loo xam ne amagul njiitum réew mi Macky Sall ñaax jëwrin gi ñu dénk wàllum xabaar yi fii ci mim réew ngir mu gaawal bile dossier ngir ñu mën a xaatim bile décret taxawaayam boobee rafetlu nañu ko ñoom taskatu xibaar yi. yëg na ne càng na wax na leen ñu débloqué mais code bi bu ñëwee day dimbali Sénégal rek parce que day assainir presse bi. dafa jot man kontaan na loolu wax président de la République wóor na ma ne bi yoon moom xam naa dina ko def. na ko def parce que rafet naa jot ne président de la République amatul disons poids élection. kon léegi daal mun na liggéey réew mi def loo xam ne daal réew mi dina ko retenir bu nekkoon fii. boo xoolee Sénégal nga comparé ko ak yeneen réew yu ñu jege dañuy gis ne Sénégal nag ci liberté de la presse am nañ ci ay jéego yu baax yoo xamante ne que ay avancement la mais ba tey des na mën nañu weesu fii li tax ma jàpp ne mën nañu weesu fii am na ay réew yoo xamante ne que romb nañu te pourtant. ëpp ñu ay moyens jàpp nañu itam ëpp ñu xam-xam. Sénégal féete ci ñeent fukk ak juróom-ñeenteeli place bu classement bu Reporters sans frontières ñeel wàllum liberté de la presse Macky Sall ne déet nangul loole waaye acteurs yi di ko xamal. njiitu réew mi moo xamul pratiquement lan mooy liberté de la presse. suñu liggéey mu baax da ngeen koy wax aussi Bamba. faut dire c'est bon le Sénégal wax nga ko on est maintenant à la 40 xaw ma ñaata place mais fii ñun on devait être parmi les premiers je vois même pas lu tax ñu nekk ay 45e. yéen xam ngeen ndax fii am na liberté de la presse am déet liberté d'opinion am déet. que démb bi ñuy wax affaire liberté de la presse daf ne chaque jour ngeen wax fi lu leen neex yenn saa yi sax ngeen wax njaaxum te kenn du leen topp loolu bu doon liberté de la presse rek liberté de la presse yomb liberté de la presse dafa ànd ak milieu bu ñu assainir ànd ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci milieu bi ñu teg leen ci ay conditions yoo xam ne ni corruption du mën a daal seen kaw. accès à l'information mooy information bu dëggu bu vrai léegi nag comme bu fekkee jaxasoo mën na ci am mën nañu daj ci information yi te duñu xam ban moo ci dëgg ak ban la ñuy ràññee boo xam ne safaan la. ñoom ñi di yëngu ci wàllum xabaar ne ngir rek ñu mën a xaatim bile décret faaw rek. li ñu doon def ba moom mu jot ci ba wax ci ni ñu continuer ko parce que démb bon gis nañ ne Macky Sall meloon na ne ku amoon surprise sax lu amoon mbetteel bi ñu ko waxee ne ko
décret d'application yeggul parce que code bi bu ñu koy wax code bi voté nañ ko ba pare. voté nañ ko ba mu jeex adoption bi moo des pour ñu mën ko appliquer loolu il faut que ñu am ay décret d'application bu ma juumul juróom-ñett lañ yoo xam ne dañuy ànd ak code bi pour mën ko encadrer xool champ d'application bi. dañ leen di may ab diir suñu deful dara ñu jugaat fëggaat pour wan leen ne leen li ngeen ñu waxoon defoo leen côté lu ñu ñor la. ñu mobiliser wu parce que xam nga boo croiser bras nga ne président wax na. ñun rafet nañ jot non loolu taxul yëf yi changé pour que yëf yi changé ñuy defoon le 3 mai 2017 moom la ñu war a biisaat. ci ñetti fan ci weerug mai gi la àdduna wërngal këpp di célébrer lii di liberté de la presse loolee tax na itam ñoom taskatu xibaar yi nekk fii ci biir Sénégal waxtaanee ëttug taskati xibaar yi ngir ñu am seen démocratie waaye lii di taskati xibaar ci boppam ak élection ak xabaar yañ cay joxe te warul. ñu wax ci xibaar bile mu di ay yamb yu sonal 8 askan wa nekk ca diwaanu Kaffrine semaine ba weesu ñu ngi leen doon wax diwaan bu ñuy duppee Nguku Jama ba benn xale bu toll ci juróom-ñaari at faatu ba ko yamb yi màttee ba noppi jamono ji nag ci beneen diwaan bu ñuy duppee Jokkul Suuf foofee la yamb yi nekk am na juróom-benn nit yu ca am ay gaañu ba jamono ji yembal nañ leen ca poste de santé ba du ñàkk dinañ ci ànd ci kanam tuuti ak suñu ndaw la ñu fa toogal di Omar Ndiaye ñu wax ci wàllum ciment si nga xam ne dañoo ne dañ ciy teg ab taxe dañ koy yokku njiitu réew mi wax ko loolee dafay fexe rek dafay tax kon ba njiitu réew mi mën a def projet d'habitat social am boobee lu toll ci téeméeri junni ci ay kër ñuy yëngatu ci wàllum ciment bi ne du yàq dara ci wàllum production ci loolu la ñuy déglu Mohamed Diondi moom mooy secrétaire général syndicat bi ëmb industrie extractive maanaam lépp lu ñuy jëlee ci suuf di ko gas ñu déglu ko ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samba. ci wàllu prix donc boo xoolee li ñuy defaree ciment ak lépp ciy dugg ak coût de production bi ak coût d'entretien bi bu ñu jaayee dëgg 2017 ak 2018 cimentiers yi nekkoon nañ ci ay difficultés donc fort de cela ils ont rencontré nañu ministre du commerce rencontré nañu monsieur Boun Abdallah Dionne premier ministre son excellence donc pour xool nan la leen di état bi war a mën a jàppalee aussi ba ci 3000 francs taxes yooyu soit mu delloo leen ci 2000 francs soit mu permettre leen ñu yokk annoncé ba pare ci ginnaaw gi mu ne moom d'après ses études xam na ne Sénégal moo gën a yomb ciment ci Afrique de l'Ouest donc xam na li ciment ci dund fas yéene na ko yokk mais yokk boobu ci biir yokk boobu dina defaat beneen taxe bu nga xam ne moom lay defee 10 000 logements sociaux yi nga xam ne dafa bokk ci programme moom pour oyofal sénégalais yi ak l'accès au logement ñun bañ ñu ko c'est un programme social mais le social ne doit pas tuer aussi les investissements. di dalal Auchan Kaolack muy supermarché chaîne de supermarché boobule société bi bàyyeekoo ca France ak chambre de commerce ak ASCOSEN di mbootaay bi xeex ak yelleef way jëfandiku yi toog nañu waxtaan ci xol yan anam lañ koy tegee foofule Ibrahima Diame mu nga fa woon ànd ceeg Fally Gaye ay banqaasam di dem ginnaaw yeneen dëkk yi Kaolack la wutal si fii nag waa chambre de commerce ñoom ñoo ko dalal. mission chambre de commerce mooy fexe ba booster économie régionale bi. bépp investisseur boo xam ne ñëw nga ci dëkk bi jaar ci chambre de commerce dafa la war a dalal pour assister la pour bëgg a xam la ngay def lan la pour mu jàppale la si. si chambre de commerce moom opérateur économique yëpp la képp ku nekk opérateur économique nekk ci région bi rek chambre de commerce dafa la jaboote. les chambre de commerce amul droit nit ñëw ne dafa bëgg investir mu ubbal koy buntam loolu bokkul ci mission. li su fekkee nag ay dafa am concurrence non chambre de commerce loolu taxu ko jóg. ci gis-gisu Abdou Badio di président antenne régionale bu ASCOSEN association des consommateurs lu baax la ci consommateurs yi. ñun dañ ci am kontaante bu rëy parce que Auchan ñëwoon bi fi Kaolack yàkkamte nañ ko yàkkamte boo xam ne ngeen kese lañ ci am lu tax ñu yàkkamte ko parce que bu leen ni umpali ni saay bu ay événement yi mag buñ jubsee lu toll nii Korité wala Tabaski ñun ñooy njëkk kaas c'est parce que yokkute yi nga xam ne mooy nekk ci soble si ak ñoom pomme de terre ak yooyu dafay jéggi dayo wart na loolu tax ñu kontaan ci. yeneen opérateur itam ak ay fournisseur même gis-gis bi la ñu am ndax jàpp nañ ni daanu mën a écouler bu baax a baax seen produit ak entreprise commerciale bi de.
UNACOIS jàppoon nag moom mu àndu ci mbootaay bi ëmb ay jaaykat foofule ca diwaanu Kaolack jàpp ni Auchan respecté wul li nga xam ne moom la yoon tëral booy tabax ab supermarché maanaam mu séparé benn kilomètre diggante supermarché bi ak marché central ñu ne loolu ñoom gisuñu ko teg ci dañuy ragal Auchan ni mu ñëwee foofee mu am ay njeexital ci seen i yëngu-yëngu dañ ciy déglu ñenn ci ñoom Aïda Dia ak El Hadj Tambédou ba léegi rek ci micro Ibrahima Diamé. installé moo Kaolack moo marché bi boo ko nattee 300 mètres la te 1 kilomètre lañ waxoon loolu daal mooy suñu inquiétude daal waxuñ ne du nekk Kaolack ndax amuñ maqaama boobu waaye loi li nga xam ne nii moom la décret bi joxe comme article lañ bëgg ñu sàmm ko daal. ki ñu koy jooy nag mooy président de la république. la mu waxoon ak ñun nañ sàmmoo loola. ndax bu ñëwee ba fii ñu def fi Auchan nga xam ne diggante mu marché mën nga dox sa tànk egg fa kon commerçant yi bay boo ñu tëj ñibbi te ñun amuñu bureau duñu fonctionnaire li ñu xam mooy commerce bu ñu bëggee réel suñu commerce nag ñu ngi ñuy rey te yëguñu ko ñu bëggoon daal 1000 mètres bi ñu waxoon 1 kilomètre bi ñu waxoon muy junniy mètre 1000 mètres ñu defal ñu ko noonu. nga xam ne ku mën da nga fa dem ku mënul yem ci ñun comme mënuñoo ne du fi ne parce que bu njëkk dégâts lañ waxoon mënatuñoo am dégâts bi mais dana dëkk ndax ñoo ñu ëpp doole waaye nag nañ ñu may mu sori ñu tuuti waaye ñëw ba ci suñu bor ñu defal na ko dana nu métti torop suñ ko mënee dindi dinañ ko bind dindi suñ ko mënta dindi dinañ toog di jooy rek nag jooyuñ ko góor jooyuñ ko jigéen président lañ koy jooy nañu dimbali. yeneen jaaykat ñu am lu leen metti ca diwaanu Ndar géej la ñoom nag muy ab foire bu ñuy amal ci jamono ji fa festival jazz bi amee foofu ca Ndar géej ñu ne loolee ci njalbeen li ko taxoon a jóg sax mooy di fa jaay ay aar maanaam cosaan ak aada ba tax na ñu ngi laajte maire bi mu jéem a lijjantiwaat foire yooyee ñuy am ci bu événement amee ndax dafay am tamit ay njeexital ci seen yëngu-yëngu El Hadj Sène moom moo yore kàddu jaaykat yooyu la ñu déglu ko Ousseynou Diop moom moo taataan ay kàddoom ak Abib Seck. ñi nga xam ne ñoo fi nekk di jaay kenn dëkk fi doo ko xoolee ñi fee nekk tax si dëkk bi di jaay matuñu 10 personnes te ñooñu dañ ni comme ñi nekk si marché bi 4 xam nga 3 noo fi nekk te ñooñu dañ ni ñàkk pexe duñu amoon pexe duñu génnee seen marchandise di ko indi si foire bi am na ñi xam te daan na indi seen marchandise si foire bi mais ñun xam nañu loolu arrangé wuñu waaw ndax commerçant ñoom ñi di jaay te ku si am dara da ngay dem ubbi sa cantine mais doo am sa cantine a pare di jaay jël sa marchandise di ko indi si foire bi waaw léegi nag ñun foire si boppam comme bii ñu naan jazz bi mooy bii ñu def foire artisanale boobu foire artisanale boobu fii nu ko def na bëggatuñu ko gis. waaw bëggatuñu ko gis foire artisanale boobu te di lee amati ak fu mënte am foire commerciale boobu bëggatuñu mu dominer ak artisanal bi foire artisanale bëggatuñu commercial bi dominer ko ak tam bëggatuñu gis mooy Langue de Barbarie mooy île bi ak centre Sor bëggatuñu fa gis benn foire na génn dëkk bi waaw nan koy yóbbu ba boor Ngalel ba nu yóbbu ko ba xaar yàlla yu demoon noonu mais fii si dëkk bi bëggatuñu fa gis. cet ni ko kon ministre de l'intérieur waxee fan yile weesu xool tamit ndax xeetu ñool boobee ñuy duppee Jakarta ñu koy def ci ay sachet ndax nekkuñu di ko fa jaay ci loolu dañ ciy déglu capitaine Idrissa Ndiaye moom mooy commandant service d'hygiène bi foofee ca Kaffrine ay kàddoom ci micro Oumar Ndiaye. mun na am ni dañuy jaay benn xeetu boisson alcoolisée bu ñu tuddee Jakarta si lañuy jot ay ndigal yoo xam ni sunu kàngaam yi nekk ci kaw ñoo ñu ko jox mais jaarale ko ci ministère bi nga xam mooy yore wàllu wér-gu-yaram mu ne ñu wax dëgg yàlla nañu gën a bàyyi sunu xel ci bërëb yi nga xam ne dañ fay jaay boisson yooyu boisson alcoolisée. donc loolu moo tax ñun wër nañu biir commune bu Kaffrine dugg ci ñeenti baar pour xool maanaam nu ñuy liggéeyee donc bu ñu duggee ci baar nag ñaari fànn la ñuy njëkk xool benn bi mooy maanaam cet bi ci wàllum bërëb boobu parce que baar dafa bokk ci li ñuy wax. bërëb yoo nga xam ne nit dañ fay dugg ak di génn donc bu ñëwee dañuy xool wàllum li ñuy wax wàllum set bi ci diwaan boobu ñaareel bi aussi dañuy xool maanaam ñoom lu ñuy jaay ndax dëppoo na ak li yoon wax parce que boisson alcoolisée ñaari mbir lañ ciy xool benn bi mooy ndax degré bi weesu na 18 donc loolu lay njëkk xool loolu bu boobaa boisson boobu kenn du ko autorisé ñaareel bi mooy ne fu ñu ko def ndax dafa néew 50 centilitres. mais wax dëgg yàlla ba ñu xoolee baar yooyu yëpp gis nañ ni ko loolu ñuy wax amul fii ci commune bu Kaffrine
ñu egsi ci wàllum wér-gu-yaram si biiru nekk lu la jël loolu waa Ziguinchor ndax ci atum 2018 booy xool am na ñetti junni nit yu ci amoon jàngoro ji ñaar ñoo ca faatu ba tax na nag ci atum ren jile ñu ngay séddale lu ëpp ñetti téeméeri junni ci ay moustiquaire mu di ay sànke foofule ca région ba médecin chef ba di lieutenant colonel Maodo Malick Diop moom moo ko xamle ci benn jàkkaarloo bu mu doon amal ak taskatu xabaar yi ñu déglu ko ak Boubacar Diassi Lamine Mandiang. paludisme comme ni mu commencé di wàññeeku mën nañ dem ba jàpp sax que ni Ziguinchor région de Ziguinchor dina dugg ci phase bu pré-élimination paludisme parce que comme ni ñu ko wanee ci résultat yi bon gis nañ ci ay jéego yu am solo parce que maladie ñu ngi gën a wàññeeku bon ñi doon dee aussi pour paludisme ñu ngi gën a wàññeeku ne woon naa daaw 5 personnes ñoo ci deewoon ren ji ñaar ñoo ci dee daaw amoon na presque 4000 personnes yoo xamante ni si ñoo feebaroon palu ren wàcc na ba ci ay 3000 donc te am na ci ay districts yoo xamante ni si vraiment taxu ko demee noonu yu mel ne ay Oussouye yu mel ne ay Thionck-Essyl vraiment nekk na ay districts yoo xamante ne si foofu mën nañ yaakaar ne bu fekkee effort yi ñuy def yëpp ñu ngi koy maintenir donc mën nañ dem ba egg ci élimination bi quoi donc li ñu bëgg daal mooy que vraiment nit ñi dem jëli seen moustiquaires yi ba pare utiliser seen moustiquaires yi tëdd ci moustiquaires yi parce que gis nañ ne vraiment bu ñu tëddee ci moustiquaires yi rek dina tax ba vraiment feebar bi dootul sonal kenn mën na dem ba sax dootul amati suñu région moustiquaires yi jot nañu lépp moustiquaires yi kenn waru ko jaay kenn waru ko def nañu recensement bi ba pare xam nañu nombre de moustiquaires yi nga xamante si moom la ñu war a joxe 337 000 moustiquaires identifié nañu place yi nga xamante ne si moom la ñu war a joxe moustiquaires yi. réseau Siggil Jigéen moom nag li mu bëgg mooy dajale juróomi téeméeri million ci sunuy koppar ngir wut ay contraceptif muy loolee soxna yi di jëfandikoo lu ci ëpp ngir soreel njur gi ak lu ni mel ba tax na am na ay mbootaay yu joxe seen kàddu ne dinañ financer projet bu ni mel ci benn ndaje la ñu yëkkatee kàddu yooyu le ñu déglu ci Mbathio Diaw moom mooy directrice exécutive ab ONG bu ñuy duppee RAS mooy réseau africain pour l'éducation la santé et la citoyenneté ay kàddoom ak Habib Faye. benn atelier lañ doon def tey ak suñu ay partenaires pour présenter leen liggéey bi ñu jot a def fan yi yëpp si wàllu benn projet bu ñuy woowee Change Lab nga xam ne dañu gisee pour tënk suñu xalaat xool nan la ñuy def pour taxawal financement si wàllum jënd produits contraceptifs yi au niveau du Sénégal. ñun lu tax ñu gën ci sawar mooy boo weesoo wàllum ëmb parce que dañu xool ne Sénégal li si ëpp ay jigéen lañ. li si ëpp ay ndaw lañ il faut ñu xool nan lañ leen di dimbalee ba ñu mën a di maîtriser seen jur mën a toppatoo seen yaram tam parce que loolu moo jiitu toppatoo seen yaram ba mën a taxaw liggéey parce que tey boo xoolee lu ëpp genn wàll nit ci dëkk Sénégal bu ñu mënul liggéey kon loolu day tax réew mi du mën a soqaliku kon ñun suñu xalaat fa la jóge ne il faut que ñu dimbali jigéen ñi ba ñu mën a di vraiment toppatoo seen bopp toppatoo seen yaram pour mën a participer ci développement économique ku réew mi. toll ci 500 millions loolu la état du Sénégal wax ne moom lay génnee yëkkati ko pour mën ko jagleel jëndum contraceptif yi fi mu nekk nii état bi toll na ci 300 millions ñun commencé guñu. projet bi mi ngi soog a juddu tey jii lañ koy soog a xalaat réfléchir léegi nag am nañu vraiment 16 mois pour liggéey jàppale organiser société civile Sénégal pour ñu mën a xool naka la ñu mën a def ba egg si chiffre boobu ñu joxe nga xam ne suñu réew déjà engagé wu na pour am ko. Cosaan ak aada monologue du regard mooy turu exposition artiste peintre dessinatrice boobee di Oumou Sy moom nag ab franco-sénégalaise la ba tax na exposition bi le nee na mi ngi ko jagleel Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum Aïssatou Paye doxantu woon na fa ak Babacar Camara. moom nag ay tableau daf leen di dessiner mu tuddee ko monologue du regard mu bokk ak ñi koy xool ay émotion yu ñu mën a sentir wala yu ñu mën a gis ci exposition bi le nag mu ñuy jàngal naka la ñuy xoolee ak. liggéey bi ma def maa ngi ko jagleel wàllu bët bi nga xamante ni moom mooy may doomu aadama mu gis day loo xamante ni lu am solo la ndax moo ñuy may ñu mën a ràññee te li yàlla sàkk ci doomu aadama jàpp naa ni bët boobu mu ñuy may ñu gis moo ci gën a am solo te tamit li ma liggéey meññee ci wayjur yoo xamante ni français ak sénégalais lan
loolu ngëneel la di bénéfice boo xamante ni moo ma may kon ci wàllu culture ma mën a am gis-gis bu yaatoo nii loolu nag yenn saa yi sama liggéey ngeen gis loo xamante daal sama côté occidental maanaam nasaraan gi da ciy feeñ wante it sama côté africain. ummi mi gis ngeen li mu jëfandikoo ci ay jumtukaay wàllu couleur ak yu ni mel lii da ko may rek mu daal di wane génn li nga xamante ni kon moom moo doon nelaw ci moom ci talent ci wàllu artiste gi nga xamante ni moom la nekk loolu nag moo ko may kon mu daal di rek joxe xalaatam ci li nga xamante ni moom mooy vécu de li mu dund rawatina bénéfice bi mu am ci ñaari culture yi muy loo xamante ni kon identité la bu ko may rek ci wàllu tubaab ak sénégalais. Ndour nekk artiste. nekk parrain wu exposition bi moom itam mu am bët bu mu gisee liggéey bi li gis-gis yi dafay wuute mais yoon bi yëpp benn la moom fi mu jóge juddoo ci bitim réew waaye gëm tradition gën askanam gëm réewam moo ko may mu am benn gis-gis boo xamee ni que gis-gis bu doy waar la bu baax la boo xamee ni que dina ubbi ay bunt yu bare ci wàllu respect ak ay valeurs yoo xam ne dañ ko am fii ak surtout art plastique bi nga xam ni dafa mës a doon sunu fort. mu nekk exposition bu njëkk bu Oumou Touré nag mu si sargal Serigne Cheikh Al Maktoum. tàggat yaram taekwondo lii ab jaloore la bu doomu réew mi def ab sénégalais mu ngi wuyoo ci turu Moustapha Kama moom nag guléet mu nekk numéro 1 mondial ci discipline boobule mu di xibaar bu neex ci jamono ji Sénégal di waajal championnat yi am fële ca Angleterre fukki fan ak benn jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai bi ñu nekk Cheikh Sadibou Diarra ak Modou Diop. guléet la ci taekwondo ci sénégalais Moustapha Kama moo jiitu ci classement bu àdduna bi yëpp loolu di firndeel jaloore yi muy tegle. gagné na médaille ci Maroc gagné médaille ci Belgique mais yamul foofu rek de parce que ay at a ngi nii muy daw ci compétition yu bëri pour mën a am ay points yu bëri looloo tax tey mu nekk numéro 1 mondial. mais loolu itam def sas la ci moom parce que il faut que mu téye boppam foofu noonu ci numéro 1 mondial bi boo xoolee ku mel ni dëkk yi mel ni Iran dañoo am doole ci taekwondo ku mel ni ay Corée ku mel ni ay Espagne tout ça ñu ngi ci gannaawam te ñoo ñëpp dañoo am ay moyens yooyu mooy tax nga mën a maintenir ci numéro 1 mondial moo tax ci compétition yu ñu jëm nii dañ koy ñaanal yàlla mu def ay résultats yu baax pour mën a maintenir foofu. tàbbug Moustapha Kama bii nag mën na jàppale bu baax naataangoom yi nekk ci équipe nationale bi jëm ca jongante àdduna bi ñuy amal fële ca Angleterre fii léegi ñaari ay bés. suñu athlètes yëpp dañ leen di tàggat ba nga xamante ni képp kuñ fa mënti yóbbu dañuy xam ne yow nii espérer nga pour nga mën a am médaille am na ñu ñuy yóbbu nag pour jéem leen tester ci niveau mondial parce que niveau national def nañ fi ay jéego yu am solo parce que compétition yi def yëpp niveau ranking national la boo xoolee ci góor yi am nañu ñetti góor yi ñu fa jël ak ñetti jigéen mais ci góor yi boo xoolee ku mel ni Kama lañ fa jël muy numéro 1 mondial ak numéro 1 africain ku mel ni El Mektar Diao moom il est 20e mondial mais am na médaille ci jël na ñetteelu place bi ci Agadir championnat d'Afrique ku mel ni Soumaré champion d'Afrique la en titre moom moo gagné woon champion olympique bi pour la première fois muy génn niveau africain là ñu ngi koy yóbbu di ko testé ci niveau mondial beneen niveau la waat encore si jigéen ñi am na ñetti jigéen ñu jël ku mel ni Binta Diédhiou yàgg na ci compétition internationale yàgg na ci def Jeux olympiques et tout ça muy Miami fële ci États-Unis ku mel ni Warxa Ngom moom tamit yóbbu woon nañ ko Allemagne testé ko ci compétition yu bëri looloo tax ñu yóbbu ko bi ñu ñëwee fii nii dafa confirmé ci coupe ambassadeur Corée ku mel ni Ndeye Kumba pour la première fois mu dem ci jigéen ñi mais niveau national gagné na compétition yëpp. wàccaay li nag équipe nationale bu taekwondo mu ngi si te jongante àdduna boobee bëgg na si jël ay raaye ngir taekwondo bu Sénégal gën a ràññeeku. li yéene kaay yi xëyee tey ci aljuma jile Alaaji Assane Gueye moo ñu ko yëral. lu jëm ci projet yeesalug charte réew mi pression bang ci kaw président Macky Sall ci gis-gisu observateur yéenekaay bi ne muy COS M23 di FDS FRAPP wala vision citoyenne ñëpp diggée nañu su keroogee samedi bi sa bote gi ab 23 juin beneen ci kanamu assemblée nationale Y'en a marre observateur ne tey nag ñoom la ñuy àddu tey la ñuy wax lan moo ci doon seen taxawaay Babacar Diop bu FDS ba tey ci yéenekaay bi ne dara mënu leen a tere nag def seen manifestation boobee président Macky Sall lu jëm ci weneen wàll ak na mu doxalee ci kanamu syndicat yi keroog 1er mai Vox Populi
Populi ne mandat ñaareel bi di juróomi at bub dëgëral la ko bëgg a doxalee lànk bañ bépp weñuk loxo ci Vox Populi professeur Diaw ne président na mu bëgg a doxalee politique am rek la tontoo syndicat yi keroog professeur Sané moom ne ku taxaw di aaroo ko défense la woon ci Sud Quotidien syndicalistes yi réagir Souleymane Diallo bu SELS moom di ca wax yaakaar bu tas gu mu jëlee ci ndaje mi Abdou Fati bu SELS authentique ne président dafa def waxeet Waly Zoumarou ne doxalin wi la mu wund mooy ak ñàkk pas-pasuk wàccoog engagement yi woon Sidya Ndiaye bu FGTS ak ànd gësëm dafa yéemu moom mu ne ci ni mbir yi demee keroog maanaam jébbal tey ci table ji say jàmbat ñu daal di la gàntu tey Cheikh Mbaw bu ko si deb ba tey ak Sud Quotidien gis ne waxin wi luy tayal looy liggéeykat la Tribune dafa jàpp ne moom président Macky Sall yoon wa mu taamu mooy defanteeg syndicat yi leneen lu jur ak wenante ci réew mi di dogalub tere bi jibee ci l'école Sainte Jeanne d'Arc ci wàllu muuraay kilifay daara ja ci Les Échos di leeral ne muuraay gi ñu nangu mooy gu mu sóor ga jël melok l'école ba maanaam weex wala bleu marine ni ko règlement intérieur école ba wa tërale daf ne ci laïcité la wéeru waaye Les Échos di fàttali ne loi d'orientation éducation nationale di ci wàllu njàngaleem réew mi daf ne ci laïcité la wéeru yéene kaay bi ne loo ci mën di gis werante gi moom gàkkal na dialogue islamo-chrétien gi ci Sénégal waa Jamra nag gàddu xeex bi ndax ci yéene kaay bi di réew mi ña nga cay dànkaafu l'école bi ba tey ci yéene kaay boobee Imam Kanté moom ci gàttal ne yëf yi provocation la ci Le Soleil ñu jàng ci ne académie Ndakaaru di kilifteef li yore njàngale mi ci Ndakaaru ña ngay leeral ne njàngale mi ci Sénégal laïcité ci lañ ko wéer jàngu bi di église bi naka noonu di xamle ne seen projet éducation di mbébét gi jëm ci yar ak njàngale ci ndaw ñi amu ci benn boîte di compter gu ci am parents d'élèves yu l'école bi ñoom ne yëf yi daal ak waroo contrat bi dox seen digg ak ñoom lay nuru Le Soleil ci gàttal ne muuraay gi daal faf na doon muuraay werante ga wàllu yoon observateur ñëwaat ci kàddu yu mujj démb yu cantakun yenn yi ci kanamu yoon ca Mbuur yéene kaay bi ne muy ñoom di cheikh bi altine ji nag la ñuy xam ne seeni mbir di mujjee ci Le Quotidien yi ñaar ci cantakun yi di nangu ci kanamu ëtt bi Samba Fall naan lañu def keroog defun kook sago Momar Talla Diop moom jàpp ne la leen war trahir leen mooy seen xër ci cheikh bi Direct Info moom ñàkkum karange gi xeluwaat daw dugg ci réew mi la xëy yéene kaay bi wane ci nataalam bu njëkk ab samba boy bu yorey jaasi xamal ñu ne agression yi takkarnaase na paate gi na ko noonu ak i cambriolage dajji biti kër dëkkuwaay yéene kaay bi ne li gënoon di yéene bi mooy ñu yokk jumtukaayu police bi jaaxum gu rëy ca UCG di këru anu mbalit mi laas moo ni waxee ne ministre bu bees bi ñu dénk wàllum cetal géeg dëkkuwaay Karim Fofana lam fa gis mooy ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak benn liggéeykat yu fictif yu kenn xamul yu fa doon fayiku juróom-benn fukki million weer wu ca ne ak it ay surfacturation naka noonu salaire yu wutante lool libération moom juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukki million la xayma koppar yi mu ne dañ ko doon fay ay liggéeykat yu safi jinne yu kenn xamul weer wu ca ne ab audit nag moo feeñal jéey ji am na it ñu ne concessionnaire yu nu njortal bokk ci njubadi gi ak ñeenti milliards yi surfacturation ñu jeexale sport geeg waxtaan wu yaatu dox diggante yéenekaay bu groupe Futur Média bi di record ak ancien international football bi di Henri Camara muy waxtaan ci wàllu CAN 2019 bi ñu dëgmal Henri Camara jàpp na ne mooy doon nag CAN boobee sànni tàcc bu mujj ba Aliou Cissé ca nag gaynde yu Sénégal nañu xam ne dinañ fa daj lu ne souffrir ndax CAN bi du yomb ci ñoom Sadio Mané mu ne bu fekkee nekk na ci forme équipe bi dina fa def jaloore équipe ba mu gën a ragal nag ci boobeeb CAN moom Henri Camara mu ne mooy équipe bu Kenya. jërëjëf Alaaji Assane Gueye sant leen yéen tamit ci àndandoo beeg télévision Futur Média 19h30 incha allah dinañ fi dellu si waat ci yeneen i xibaar di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm jërë ngeen jëf.